bon ñu ngi leen di sant yéen ñëpp village yi fi wër village yi nga xamante ne ñoo wër côté bii muy ni ko Ablaye si limee sànq village yooyu yëpp ci fii la ñu aju seen nit yaa ngi fi seen nit yëpp teew nañu fi suñu olof seen chef bi teew na fi ñi des dañoo yëpple dañu fi am ndaw kon vraiment kontaan nañ ci ñoom lool ah ñu ngi ci weeru koor yal nañu ko fekk ay ati at côté chrétien bi yal na yàlla nangul côté musulman yal na yàlla nangul ndax ñun ñoo sekkoo réew mi léegi vraiment defaraat bi ngeen defaraat dispensaire bi kontaan nañ ci lool bu ñu mënoon a am leneen lu ngeen def bon ñu sante ko yàlla vraiment kontaan nañ ci trop loolu sax ku kontaan nag mënoo wax lu wees ne kontaan naa bëgg nañu ñu ngi sant suñu borom di leen sant ñu ngi xaaraat leneen lu ngeen ñu mën a indil te muy lu mel nii bon jàngeen jëf ah man fi may tëjee rek moo di ne dañuy wax suun rek mais suun moo enclavé village yooyu yëpp Ablaye si limoon sànq waaw moom moo enclavé yëpp kon vraiment xam naa dañoo toll ci weeru koor côté bi ëppee njuufeen moo tax njuufeen yëpp dem ndax lan koor gi waaw wante muñ leen lee mu jee waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. asalaamaaleykum ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit ci yonent bi maa ngi nuyu képp ku fi teew ci nekk turam ak santam di leen baalu ak di leen baal di ñaan yàlla nu yàlla boole ñu jéggal te nangul ñu suñu koor ak koor goo xam ne bokkul ak suñu koor maa ngi nuyu suñu chef de village di nuyu suñu imam di nuyu waa district sanitaire de Pout surtout docteur Badiane di nuyu suñu ICP bii muy Mohamed Yad di nuyu waa communauté rurale de Kër Moussa commune de Kër Moussa en commençant par monsieur le maire de la commune de Kër Moussa maa ngi koy nuyu bu baax a baax ndax dañu ne nit bu lekkee alom na ko gërëmee coy di nuyu nag waa ultra italien di nuyu suñu ASC matron yi dañu commencé par sage-femme bi di ko nuyu di nuyu ASC yi fi toog yépp di nuyu aussi ASC yi la jeunesse de Soun ñu leen di nuyu bu baax a baax ndax lii ñoom ñoo ko fi taxawal tey de même que ñëwuñu mais waroon nañu ñëw ndax lu mel nii nit bu la ko defalee da nga war a teew sant ko waaw mais fii boo seetee ay màgget kese ñoo fi nekk te la jeunesse est là kon dañu waroon ñëw di nuyu nag suñu association des relais polyvalents de Kër Moussa ñu ngi nii toog ñooñu nag damay ñaan waa ILTRA ñoom ñu dimbale leen ci seen activités yi ñuy def ndax au niveau de la poste de santé de Soun ñoom ñooy def toutes les activités mobilisation sociale causerie VAD visite à domicile ak ay vaccination yi nekk ci biir dëkk bi ñuy wër di ko def depuis 2000 man maa ngi fi nekk di wër dëkk yi rek di ñàkk xale yi rek di tokkantal xale yi rek et la malnutrition des enfants si 59 yi ñu def ci feu et flamme kon maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ndax ñoom def nañ seen devoir ne dañu bëgg ku leen di jàppale bu ko defee dañuy remercier suñu partenaires yi
ndax li ñu fe def ñoom ñun gis nañ ko ñun bu ñu ko naroon jëndatee xaalis la may nañu ay armoire ay table peinture nañu poste bi ñëw di ko inaugurer am na ñoo xam ne dañ ne inauguré nañu ko dañ ko inaugurer ma ne ko waaw parce que nit ki bu indee indi alalam ci yow pour mu gën a rafet war na ñëw indi li wane ne moom def na ko fi ñii moom la ñuy wane ñu ngi jàppale bu baax a baax loolu moo tax ma ne sànq Momar Ciss yal na ko yàlla may wér bu ngeen demee da ngeen ma ko nuyul bu baax nag ndax depuis 2000 ba léegi ñu ngi ak moom taayuñu xàdduwuñu léegi ñi mënul gis nag dañ naan ñii bàyyi nañu Momar déedéet ñun ay jullit lañu du ñu bàyyi noonu nit dañuy dem ak yow ba ci buntu armeel yi loolu la ñuy def nit mais duñu la bàyyi wax yi moo bare rek mais li ñu leen di sant yëpp mooy li ngeen def fii gis nañu dans tout vu vous avez fait un bon travail bien sûr kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla moo leen fay yàlla leen yàlla fay di nuyu jigéen ñi nag di leen sargalal ndax jigéen yi seen rôle dans le village ñoom ñu ngi def feu et flamme dans le village xam naa ne bu nekkaloon tudde bale sama doom lañu doon tudd bu nekkul ak moom dinañu fees del fii mais yàlla def na ñu nga fa di defaat ay activité ak ñu ñëw fii kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mënuñu tudde ñëpp nag mais nag xel moo ciy àgg mais Mohamed mii suñu ICP bi ñu ngi koy sant bu baax a baax ndax mu ngi fi liggéey am na ñoo xam ne dañ fi ne bu ñu fi ñëwee duñ fi fekk Mohamed loolu ay wax la ASC yi ñii ñëpp dinañu leen fekk fii kon nit ki boo nekk sa kër gi di la ëpp nga yàq deru nit loolu baaxul fii ñun ñëpp ñoo ko bokk poste bi du suun dong moo ko moom bi ñu ko tabax en 2004 c'était pour tous les 8 villages ñoo ko moom tous les 8 villages ñun amuñu lenn luñ ci ragal ndax am na ñu fi nekkoon am ñi fi nekkat am ñi fi nekkat ñu soog fi nekk ñun nag dañuy def lu ñu mën comme ñooñu li ñu defoon lu ñu mën mais lii gën am solo mooy nit ki boo ñëwee ci béréb nga nekk fa di liggéey wala nit nekk fa di liggéey da ngeen ko bàyyi mu liggéey li muy liggéey ba pare bu baaxee ngeen xam bu baaxul ngeen xam ñun nag ñun ñu ngi def suñu devoir ba foofu fi koy yàlla di defee kon loolu laa amoon li ma leen di wax di leen remercier bu baax a baax di remercier suñu partenaires yi ak président commission yi toog nii yëpp les membres conseillers ruraux yi ñoom Seynabou Seck mu ngi may tooñ naan dama bëgg a mburoog nangam yooyu la quoi kon ñu ngi leen di remercier bu baax a baax Mohamed jaa ngeen jëfaay bu baaxee ngeen xam ne du ci man bu baaxul ngeen xam ne ci kii doon wax la danañ yàlla defal jàmm asalaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp comme que man la fi yàlla teg man maay responsable bi fii ci poste de santé Soun bi waaw fii baax na comme que je suis le responsable du poste de santé de Soun comme que maa yor kàddu gi Ismaïla moom mooy presque lépp rek moom bu waxee moom presque ñëpp wax nañ mais il faut que ma am lu ma ci sànni kàddu parce que lu mu bon bon il faut nga remercier waa Kër Moussa parce que lu mu bon bon partenaire bi ñun xamuñu ko ñoom ñoo ñu ko indil te partenaire bi mënoon na ñëw tey ñu diriger ko feneen bi fii lañ ko diriger kon dañ koy remercier mais ñoom tamit dañ leen di remercier parce que nag lu mu bon bon nit moom lu mu def lu mu tuuti tuuti da nga koy remercier jox ko cër ñu ngi leen di remercier li ngeen fi def moom wax dëgg yàlla sant yàlla rek lañ ci mën a wax mënuñ ci leneen luñ ci wax merci beaucoup loolu daal laa ci am lu may wax daal mais tamit li ma pour ma tamit ma waxaale tamit waa Kër Moussa wax leen ne ñun suñu ruq bi dafa xaw a isolé wu suñu ruq bi fii Soun dafa xaw a isolé wu dëgg la yéen a ngi def lu bëri mais buñ sañoon tamit ngeen gën cee jàpp yéen a ngi def lu bëri parce que nit moom wax dëgg yàlla du def nga naan ko defoo dara yéen a ngi def mais buñ sañoon ngeen gën cee jàpp gën ñoo nemmeeku mais lii moom c'est une bonne initiative parce que partenaire la boo xam ne mënoon nañu ko diriger feneen ñu indi ko fii kon sant yàlla rek lañ ci mën a def lii moom kenn du ko xeeb waaw parce que partenaires yi bëri nañ fi kenn indiwu fi kenn jàppalewuñu mais lu mu bon bon ci ñi ñëw nañ fi jàpp ci parce que lu mu bon bon poste bi beesaat na am na yenn matériel yu bees yu fi ñëw kon
noonu dañuy def lu dul di leen remercier rek dégg nga jërëjëf mënuma cee gudd merci. ne ku nekk turam ak santam may jiital ci nuyoo bi nag chef de village bi chef de village bu Suun mu jàllale ko ci yeneen chef de village yëpp di nangu ñaan yi ci imam mooy ñaan mi ñu ñaanal léegi di nuyu personnel de santé bi su ma nee personnel de santé bi Mohamed laay wax mu jàllale ko ci sage-femme yi ak ñëpp ñi xam ne ñu ngi liggéey ci poste de santé bi di nuyu jigéen yi bu baax a baax di nuyu góor yi ñu àndal yaakaar naa Abdoulaye def na présentation jaruma si dellu équipe municipale bi fi ñu teew yëpp équipe municipale bi ñu fi teew yëpp ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax population bi di sant di gërëm di remercier bu baax a baax suñu partenaire bi muy Fruita Italia xam nañu ne santé compétence transférée la commune bi moo ci war a dugal loxoom bu baax ñu ngi ciy def suñu asaka yéene nag waaye bu ñu gisee ku ñu ci jàppale lu ñu def du remercier ñooñu gërëm leen sant leen mille merci Fruita Italia on est très contente de vous waaye nag du ñu am projet yu nekk en cours ñu bëggoon ku ñu ciy jàppale bu baax a baax nous avons eu des projets au niveau de cette poste de santé à Soun. Vraiment, on aimerait que vous nous accompagniez pour le pavage de cette poste de santé. J'espère que là, c'est un projet que vous avez vu avec l'œil. Il y a aussi l'éducation. Nous avions un lycée ici, à Soun. L'effectif est très abondant. Nous aimerions que vous nous accompagniez pour avoir 5 salles de classe ici au lycée de Soun. Plus un bloc administratif, parce que les élèves et les étudiants et les professeurs n'ont pas assez de bureaux pour faire leurs travaux. Donc, ce sont les projets qui sont en cours. Vraiment, nous sommes contents ci projet ci Fruita Italia li ma wax nag xam naa yéen ñëpp dégg ngeen ko muy jàppale ñu pour ñu mën a pavé fii au moins ngelaw bi mën a gën a wàññeeku fii ñu jàppale ñu ci wàllu éducation xam na ni ñu foofu lycée la te vraiment population day yokku ñu sañoon ñu def yokkul juróomi salle de classe ak bloc administratif xam ne élèves yi dañ ci mën a ak professeurs yi étudiants yi bu ñu toogee mën fee toog di continuer seen liggéey daal bi professeurs yi am bureau vraiment mille merci à Fruita Italia merci. Tutti e grazie di averci invitato a questa festa. Noi è da ormai più di 10 anni che siamo in Senegal e nel vostro villaggio, nel vostro comprensorio solo da 5-6. Vai, traduci. Dice remercie pour tout l'accogliement, la fête, toutes les choses. Nous siamo ici da... No, lui è meglio che parla addirittura lui, no? Et nous siamo présents ici in Sénégal da plus de 10 années et ici sur le site de Poutre il est dans le 2019. Siamo stranieri, ma siamo stati accolti volentieri dalla vostra popolazione, ci avete affittato il terreno e ci avete permesso di fare il nostro business. Contemporaneamente vi abbiamo promesso di fare delle operazioni solidali per aiutare la vostra popolazione e penso che quella che inauguriamo oggi sia un esempio di questa collaborazione. Il dit che noi siamo étrangers, ma a noi avete ouvert le porte del Sénégal come se noi siamo frères de vous. Et pour ça, je vous remercie. Et nous sommes présents ici au Sénégal pour faire le social. Et siamo contenti di fare le social. Siamo contenti di accompagnare in questo progetto e noi si spera di avanzare ancora per beaucoup de projets.
Traduci. waaw nee na mu ngi nuyu mbokk yëpp di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw fii yëpp di wax ne am nañu kontaante ak mbégte ci li ñu ñëw fii nee na ñoom yàgg nañoo ñëw Sénégal waaye tamit seen ñëw fii jural na leen dara ba tax na li ñu def nii sawar nañ ci lool nee nañu ñoom tamit ñoom ay gan lañu dañu jóge seen réew ñoom ñu ñëw fii ñoom ñuy investir def seen alal waaye ci loolu yëpp ñoom xam nañu ne ñoom seeni mbokk lañ ci fekk ndax doomu aadama ak moroomam ay mbokk rek lañu mën a doon donte ne fa ñu jógee ak fii sore na mais ñoom ñu ngi ñaan collaboration bi nga xam ne dox na seen diggante ak ñun collaboration boobu noonu mu mën a gën a juraat dara. Lui c'est Bruno Francesco, les frères de Daniel, propriétaires de Fruit Italia. C'est Coop Italia. Oui. nee na kii mooy Bruno Francesco moom mooy rakku ki nga xam ne moom Fruit Italia di Daniel keneen ki moom mooy Coop donc beneen organisation boo xam ne dafa lëkkaloog Fruit Italia. Spiegagli che i negozi dove venne Coop Italia c'est le supermarché dove le melon il vient vendu e recuperare l'argent pour investire. Lui è la persona importante, non io. Capito? ok donc maanaam ñoom bi ñuy béy ki koy jaay fi ñu koy jaayee mooy kële ne ñi ñooy béy waaye kee mooy jaay. Adesso ti tocca dire due parole. Voilà. Et nous c'est poi une petite partie d'argent ritorna ici pour Il ricordo. Scusa, aspetta un secondo che finisce. Vai. L'interprete. Buongiorno a tutti. Sì, io sono Nicola Saveri, lavoro per Coop, il supermercato che quindi in Italia vende i meloni. Per me è la prima volta in Africa, dopo 30 anni. Il dit bonjour, il s'appelle Nicola Saveri, il est le rappresentante di Coop, le supermarché Coop, che il vende les melons in Italie. C'est la première fois qu'il est au Sénégal et je remercie pour la fête. ok nee na moom mooy Bruno moom mooy représenté supermarché bi nga xam ne moom mooy jaay melon yi nee na tamit bi mooy la première fois moom mu ñëw fii Sénégal mu ñëw fii Soul nee na daje bi ñu daje ni am na ci kontaante bu rëy rëy. Ok, e insieme a me ci sono anche altri colleghi, Alberto e Stefano, sempre al supermercato Coop, e diciamo faremo il massimo per cercare di vendere più meloni possibili e contribuire poi a tutto quello che può essere utile per questo territorio. Le presenterei son collègue Alberto e Stefano di altri supermarché Coop pour déplacer pour l'Italie et il dit que se prende l'engagement de chercher de faire beaucoup de vendre beaucoup de melons pour porter plus d'argent pour faire beaucoup de projets au Sénégal. donc nee na ñaar ñi la toog ñaar ñi la ne ay collaborateurs ñoom ñoo ànd di liggéey ñoom ñooy def nu ñuy def ba jëlee xaal bi fii yóbbu ko bitim réew di ko fa jaay moom seen réew nee na liggéey bi muy ñaan yàlla mu gën a am doole gën a am njariñ su ko defee ñu mën a am ay koppar yoo xam ne dina mën a delluwaat ci ñun mu ñu jàppale ñu comme ni ñuy jàppale tey. Grazie per l'accoglienza e grazie anche all'azienda Francescone Fruit Italia che ci ha accolto e ci ha dato la possibilità di vedere tutto questo. Remercie a vous, a Fruit Italia,
pour aller voir les projets et avoir plus de personnes. maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant. allo bi allo voilà. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam. di nuyu délégation bi nga xam ne dafa jóge Italie ñëw fii fekk ci commune de Kër Mousso fekk ci ñi nga xam ne mooy village de Soun. par rapport ak li ñu fi wax yëpp damay def benn briefing bu ndaw rek ñii ay autorité nañ fële ci Italie c'est-à-dire ci wàll bi nga xam ne moom la ñuy liggéey parce que ay patron lañu foofu mais am na ay fondation yu ñu àndal comme fondation Jean-Paul II dañoo ànd ak ñoom am beneen structure boo xam ne couple la tudd moom li ñu ko waxee léegi moom bu mënoo amee fii buñ ko exporté en Italie ñoom ñoo koy jël dugal ko ci supermarché pour jaay ko ci région yu baree kon donc loolu lañ doon wax sànq mu ne tant que ñu ngi jaay melon yi nu mu baree rek revenu bi social bi mën nañ ko am nuñ ko indee fii loolu yaakaar naa ne ñoom wax nañ ko ba ngeen dégg ko man na xëy na li may wax damay gën a nuyoo rek par rapport ak commune bi Kër Mousso ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo porté projet bi mu ñëw fii bu fekkul woon commune Kër Mousso kon damay wax ma ne projet bi du ñëw fii ICP wax na ko sànq mënoon nañoo jël projet bi yóbbu ko feneen mais ils ont choisi Soun. Pourquoi Soun? Xëy na peut-être que commune bi xam na exactement lu Soun di représenter par rapport à ça ñoom nag pare nañu pour liggéey ak lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu social parce que tamit ñoom ci loolu nañuy dox seen xaalis mënees na ko am ci ni nga xam ne ñoom noonu nañ koy liggéey fii dëkk bi tamit c'est-à-dire am na ci wàll ndax lan parce que Fruta bu mu installé fii depuis 2019 ba léegi presque quasiment mën nañoo wax chaque année lu mu bon y a plus de 200 personnes yuy liggéey foofu te 200 personnes yi kenn ku ci nekk dana am lan loo xam ne loolu ngay mën a def sa poste à plus forte raison man parce que man foofu laa nekk man xëy na peut-être ci seen biir laa bokk mais du tee tamit am na ci beneen wàll boo xam ne ci wàllu population bi laa bokk moo tax ñoom comme que ñoom ñu ngi jéem lu lépp loo xam ne ñu ngi koy def ñoom tamit ñu jàppale leen ci li nga xam ne moom ngeen leen di indil déjà c'est-à-dire problème mu dallage bi nga xam ne moom la ñuy wax pavé bi fii wax kilifa gi wax na nee na c'est-à-dire ñu indil ko facture proforma ñoom xam nañ fan la ñuy facture proforma di jaar parce que lu jëm ci wàllu commune bi yëpp foofu lay jaar ba agsi ci ñun kon donc ñoom ñun bu ñuy waxal c'est-à-dire commune bi la ñuy waxal commune bi moom mën naa wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk différents villages bon en grosso modo daal je pense bien que ne li ma comprendre ngeen ko mais pour ma wax olof pour mu xaw a familier pour mu c'est-à-dire soow mi xaw a niroo il faut que ma wax olof pour li nga xam ne ñun ñëpp loolu lañu dégg je pense bien que voilà lui aussi c'est-à-dire c'est un nouveau Sénégalais parce que depuis 2019 il est là, il est en train de voir, il est en train de constater, donc il vit avec nous. Man, je le considère comme un Sénégalais. C'est ça. Merci beaucoup encore.